TFM ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bés bu kenn dootul fàtte ci taarixu Sénégal ak ay jaar-jaaram li ko waral xam nañu ko projet de loi bi di mbëbët gu dafa delluwaat ci soppi lenn ci sartu réew mi ci digg bëccëg gi ak coppite am ci biir coppite gi mais bañ demee ba ca biir ginnaaw bi askan wi waxee seen bëgg-bëgg mu nar a indi fitna nee nañu moom moo waral ñu retiré projet de loi boobu dellu woon ci ticket présidentiel muy maanaam fal président ak vice président dégâts yooyu bokk na ci ca Tëngéej kii di maître Mbaye Jacques Diop am na ay yàqu-yàqu ci këram donc suñu ndaw mu ngi fa teew moom it nee na am na yéene daal di si indi ay kaddu bu ñu récapituler rek li nga xamante ni moom moo xew Pape Ngagne tey si journée bi ma fàttali ne ñu ngi dalal léegi nii Macky Sall bu APR. ñu dem Tëngéej fekk fa Mariama Gaye Mariama. waaw allo. alors Mariama yaa ngi ak maître Mbaye Jacques Diop. actuellement oui maa ngi ak maître Mbaye Jacques Diop xaaral kon ma bàyyi leen ak moom. voilà très bien. maa ngi leen di gërëm yéen waa TFM yi ñëw seet si ma nii li fi xew moom gis ngeen ko moo di ne toj nañ sama kër am na tamit ñaar ñu ci blessé mbaa sax ñett. ñu ci blessé ma di ko nekk naxalu ndax man dootuma député dootuma maire tey tamit lii ce matin rek laa def déclaration pour ne maa ngi ñaan Abdoulaye Wade mu retiré projet de loi bi loolu ñu bari dégg nañ ko waaye nag dañu wax ne man may symbole pouvoir bi fii comme en 2000 bu ma nekkee parti socialiste lu mel ni amoon na fi ci sama kër gi amaan na fi encore 2011 ma di ko ñaaw na bu baax a baax a baax. alors maître ban message nga si percevoir. parce que comme yàlla def na man acteur politique laa woon sax waaye actuellement nii je suis presque en pré-retraite maa ngi toog sama kër toppatoo sama njaboot ak samay xarit heureusement que samay dëkkandoo ñoo ñëw. wala si ma samay dëkkandoo yii nag ma aw ma seen pay ma ngi leen di gëm leen sant ñoo ñëw wala si ma. waa Khalifa. voilà donc Ndeye Marième. oui Ndeye Marième question bi maman bi laaj maître Mbaye Jacques Diop mooy ban message le tiré ba le percevoir ci yàq bi ñu ko yàqal. demuñu ci kër maire mu dëkk Tëngéej demuñu ci kër ministre sama demuñu ci kër ministre bu dëkk Tëngéej. sama kër lañ ñëw man te man presque mën naa wax ne bokkatuma sax waaye loolu amul solo li may lancé nag comme message mooy ñu dal waxoon na ko ce matin li ma yàqal am na solo amul solo li gën a am solo mooy ñu dal Tëngéej nag si laa juddoo si laa dëkk xale yi ñëw mën naa am xamuñu sax ñu mu xew ndax ku leen gis sant ak ni ñu doon ñëwee ak ni ñuy pour ñoom folo woon sax bopp comme ñuy folo woon donc maa ngi ñaan kon apaisement ñu dal parce que comme yàlla def na président retiré na le projet de loi léegi nag ñu seet nag li ciy topp nag mais topp bi moo jëlee ci dal ak xel mu dal tamit ak tamit mën a waxtaan ak ñëpp pour que ñu trouver solution boo xam ne bii dina def apaisement ci suñu réew. voilà jërëjëf. waaw jërëjëf Ndeye Marième Gaye kon dañ dellu soit ak yow bu amee dara lu bees Papa Ngagne donc ma jox la léegi suñu invité ak benn question bu muy àndal ci lu le maître Mbaye Jacques Diop wax ci ay biir kàddoom ma adressé ko ñaari leader yi toog fii am na fu mu waxee ne xale yi xamuñoon sax lu ñuy def dafa mel ni dañ doon fo. Mbaye Jacques day sama am di jàmm la bu yàgg maa ngi moom ba tey jàmm moo dox suñu diggante waaye nag affaire gouvernement la xale yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que xale yi bu nekkee xamuñ seen ëllëg naka lay mel ndax ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu ngi yàq guddig bëccëg dañu yàq avenir u xale yi li ñuy def xam nañ ko de dañ ko bokk ak ay mag yoo xam ne nag ñoom jóg nañ fippu ni lii dafa war a arrêté mais xale yi ñoo gën a xam li ñuy def parce que dofuñu duñu ay parental. Monsieur le Premier ministre Macky Sall. jërëjëf maa ngi méttilu évidemment Kër Mbaye Jacques bi ñu dal ca Tëngéej
suñu xarit la suñu mag la waaye yaakaar naa ni mu ko waxee loolu mooy li motiver action boobu parce que lépp luy symboliser tey ku jege chef de l'État wala bokk ci moom évidemment cible nga parce que dañuy jàpp ne ci nootkat yi nga bokk loolu moo waral certainement ñu romb fa yeneen kër yi dem dal këram en tout état de cause je pense que fitna baaxul te lii moo tax waruñu woon yee fitna or projet de loi bi ku ko jàng ak ñi ko xalaat ba di koy proposer xamoon nañ ne musiba bu mel nii mën na si am te mën na romb fii. donc ndax xale yi xamuñu woon li ñu doon def. waaw bañ a xam li ñuy def xale yi kii xam nañ li ñuy def Sénégal li erreur homme politique yi mooy dañuy jàpp ne peuple bi dafa ignorant loolu njuumte passé wul loolu. voilà Papa Ngagne. waaw dañuy am mbégte rek télévision Futurs Médias ndax tey c'est vrai que ni ñu amee ñaari premier ministre ci plateau bi ancien premier ministre ci plateau bi xëy na événement bu mel nii ñoom mën nañ ko rafetlu waaye itam fitna la ci biir réew mi xëy na ci yeneen circonstances yoo xam ne gënoon na ànd ak démocratie moo ñu doon gënal ñu recevoir leen ci plateau bi waaye itam lii wutewul dara ak tolluwaayu démocratie ndax li koy firndeel mooy askan la woo xam ni gis nañu ne charte yi ñu leen bëgg a teg ànduñu ci ñu ànd fipp ko ba am ci li nga xam ni am nañ ko ci ñaari ancien premier ministre lañu ki nga xam ni moom laay njëkk a jox kàddu gi muy le doyen Moustapha Niasse c'est vrai que moom moo mujj a ñëw Macky Sall mais comme introduire nga ko li nga xam ni laajoon nga ko presque ci loolu laay dellu si léegi fii mu nekk nii lan moo des ci combat bi parce que loolu bëggoon naa ko xam projet de loi bi bu doon bataille la ñu ne gagné nañ ko gagné ngeen ko est-ce que des na guerre lan moo des. avant Abdoulaye Wade alxames bii passé muy semaine tey. annoncé ne dafay def ticket pour élection bi di ñëw ci ëllëg sa man waxoon naa Sénégal yi ne am na lu mu denc ci génnee groupe. dëgg la 25%. dégg naa ko ci RFM nga wax. ci ëllëg sa génne na ko. avant loolu ñun ñu ngi doon xeex. pour défendre intérêt population yi ci décret yi mu jël di tas communauté rurale yi di def délégation spéciale. d'accord découpage bi. loolu ci la. ci la processus électoral bi comité de veille bii mu installé. te joxu leen benn moyen. te comité de veille moo war a xippi bëtam. seet ndax li ñuy def ànd na wala àndul. ndax ministère de l'intérieur léegi mënul. Ousmane Ngom nekk ministre de l'intérieur nekk membre comité directeur PDS di organiser élection naan dana def équilibre. général Lamine Cissé moo fi nekkoon 2000. ministre de l'intérieur doonu loon membre PDS wala membre benn parti. loolu ci suñu xeex la bokk. xale yii ñu ne duñu inscrire ci liste électorale yi ni ku am 18 ans rek war ne kooku danger la. ñun xam ne li ñuy def Saint-Louis li ñuy def Dakar li ñuy def feneen xam ne ñoom li ñuy def. ak ñu koy def Paris di ko def New York. pour que nit ñi bu ñu accéder ci carte électorale. carte d'électeur. loolu ci suñu xeex yi la bokk. d'accord loolu ci combat bi la bokk pareegul de. pareegul les prix des denrées de première nécessité parce que politique rek. du moo am solo. c'est important loolu. li gën a am importance. politique bi bu nekkee politique rek la amul njëriñ ñu fi nekk. ceeb dafa cher. diwlin dafa cher. suukar dafa cher. saabu dafa cher. médicament dafa cher. xale yi jànguñu. doomu aadama yi amatuñu lu ñu lekk. courant bi dañ koy dagg xaw ma sax nu ngeen def yéen bi ngeen am courant depuis une demi-heure ñu nekk fii xëy na da ngeen am groupe électrogène. loolu yëpp nag moo jiitu lii ñu def nii tey sax am na importance trop mais lu ko jiitu mooy coono Sénégal yi ñu teggi ko. voilà merci monsieur le premier ministre ma wëlbatiku ci Macky Sall le combat kon dafay continuer malgré am na loo xam ne téye ngeen ko ci seen loxo tey lan nga mun a yokk ci li nga xam ne Moustapha Niasse wax na ko. waaw ginnaaw bu ma nuyoo sama doyen sama mag Moustapha Niasse jiituñu ci wàllu politique ci wàllu nguur aussi ñu bokk aussi tey ji Benno Siggil Sénégal di ànd di liggéey di xalaat ngir nu ñu changer situation Sénégal jàppale suñu réew li ma ci yokk mooy effectivement c'est-à-dire lii dafay lu ëpp tuuru c'est-à-dire li tubaab di wax goutte d'eau de trop bi nga xam ne moo tax lépp daal di wala dafa c'est-à-dire naka la nit ñamee xalaat ne mën na imposer 25% nga falu foog ne mën nga ko def nii rek jàll parce que yow daal yow yaay Superman loolu réew mi wane nañ ne ça suffit am na loo xam dootu fi am dakk na ci Sénégal donc loolu dañ ci remercier askan wi tey ci seen taxawaay rawatina jeunesse réew mi mais aussi ñu rafetlu taxawaayu ñëpp ba ci leader ba ci force vive yi ñëpp tey ñëpp a génn ndax ci suba ba léegi ñu nag ñoom ñoo bokk bés bi Sénégal nag il faut que ñu mën di sanctionner maanaam
ku liggéey bu baax ñu ne la kon kat wóolu nañ la mën nañ la dolli mandat boo liggéey bu baax boo ñëwee élection ñu sanctionné la dàq la nga dem sa yoon ndax loolu mooy tax réew di jëm kanam ki nga xam ne nag moom lañ ko dénkoon yëpp daf ko fàtte ndax wax na ko denrée de première nécessité mbir la waaye tey monde rural bi moo gën a dee béykat yi sàmmkat yi ci anam yoo xam ne amuñ benn soutien boo xam ne si nguur gi lay jógee alors que nguur gi moo dajale alalu askan bi yëpp lu ëpp 2 junniy milliards ci atum ren ak téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar lan lañ si def plan tàkkal boo xam ne doomam ma ko 600 milliards dont année 2011 bi rek ñaar téeméeri milliards ak lu topp festival mondial ba ñu ngi fay pareegul ay milliards yeneen ak yeneen yoo xam ne ay yàq la yoo xam ne dana répercuté wu si lu néew buy élection yi pare ñu defaat ko ci prix yokkaat encore prix ceeb bi prix suukar si prix lii prix là parce que il faut que état bi am xaalis bu mu doxee doxinu état bi moo diis agence yi bëri nañ te amuñ njëriñ ay moyens détournement rek la transfert xaalis du trésor public vers les banques ña fa nekk di yaataay yumbee kon nit ñi war nañ mën a am possibilité tànnal seen bopp seen njiit ci anam yu leer yoo xam ne du am njuuj njaaj te njuuj njaaj bi mu ngi tàmbali ci réforme collectivité territoriale yi ndax changement yooyu ñuy def délégation yi ba indi musiba Sangalkam li tax mu jóg mooy foo changer collectivité changer nga circonscription électorale ba kon ña fa nekk carte électeur yi ñu amoon baaxatul faaw ñu amaat yu bees te gis nañ ni Ousmane Ngom defee carte d'identité yi kenn amul carte d'identité si xale yi donc ñooñu ñëpp dootuñu am carte d'électeur dañ leen di éliminer si vote bi ñëw ce qui fait que 25% yi kuñ tëdd nelaw sax mën nga ko am loolu lañ dul nangu loolu du fi amee waaw donc réew mi wane na ne loolu du fi amee taxawaay bi nga xam ni taxawaay bi ngeen taxaw tey ba am li ngeen téye ci seen loxo est-ce que bu fekkoon defoon ngeen ko ci découpage bi dina egg fi mu egg ba Sangalkam la fa xew fa parce que Moustapha Niasse yaa moom question boobu lan moo tax taxawaay boobu ngeen waroon a am amu leen ko woon ci unité ak ci seen ni ngeen solo nii pour taxaw pour xeex ko lu tax defu leen ko woon est-ce que bu ngeen ko defoon dinañ egg fii nga xam ni tey egg si nañu fi. xam nga bu nekkoon noonu la opposition war a def. bon semaine bi lundi ba dimanche ñu def lii bon réew mi tàkk Ablaye Wade ci tooñ la dëkk ak wàcc yoon dafa ko jar lii ñu def ko dimension bi parce que l'avenir du Sénégal qui était compromis. Il s'agissait d'une loi constitutionnelle qui touche donc à la charte fondamentale du Sénégal. Nous ne négligeons pas, nous n'avons pas négligé les découpages. Nous les avons dénoncés, nous avons fait des marches, nous sommes allés jusqu'à Sangalkam les uns et les autres pour donner notre compassion et notre solidarité à la famille de Malick Ba. Mais quand Ablaye Wade Yengulen a été tué par la police, nous sommes allés à la cérémonie de levée du corps. Nous avons pris la parole. Nous agissons régulièrement. Mais il y a une gradation et une série de variations. Je parle de cette détermination. C'est en fonction des enjeux. C'est en fonction des enjeux. Et nous avons mis les découpages là dans nos objectifs immédiats. Il faut qu'Ablaye Wade rapporte les décrets qui découpent les communautés rurales. C'est extrêmement important. Je veux dire 2 mots, s'il vous plaît. Olof, s'il vous plaît. waaw moo wax ci nga courant bii ngeen ma rek dafa bokk ci li nga xam ne moo tax peuple maire Ablaye Wade 400 mégawatts moom la Sénégal soxla bés bu nekk comme consommation maximale yeggaguñ fa Côte d'Ivoire mu ngi ci 1200 muy ñettam Ghana mu ngi ci 6000 mégawatts par jour ça veut dire que ñun ñu ngi ca gannaaw mais Karim Wade mii ak gouvernement Ablaye Wade la ñu signé Chine signé ko Corée du Sud pour xaalis ñëw rek ñu jël ci la leen neex 850 mégawatts la ñu signé léegi waaw ñun yeggaguñ 400 yow nga nar a signé 850 mégawatts ak milliards yi ci ànd mooy plan tàkkal boobu El Hadj Macky doon wax léegi. yooyu dafa jaadu 400 mégawatts mooy besoin Sénégal léegi ñoom moom mu ngi signé des programmes qui vont aller à 850 mégawatts teg ci ñu am ñaari centrale fii C3 ak C6. 12 milliards rek mën na ko defar ñu bàyyi leen ne duñ ko defar ñu dem ni commander 70 générateurs avec des dizaines de milliards te 12 doy na pour ñu defar ñaar yi loolu Sénégal yi dañ ko war a xam askan wi dafa war a xam ak càcc la du leneen ñoo xam ne ñu ngi waaj a jeexal nag li ñuy leb yépp ëllëg
yéen seen génération yéen a ko nar a fay. fekk ñoom ñu dem. voilà monsieur le premier ministre. non li mu wax kay moom teg si dara dana jafe ndax xam nga li indi njuumte ci njiitu réew mi mooy jàppoon ne opposition bi dañu ragal xam nga dem nañ sax ba réew mi naan non suñu opposition bi daal ñoom vraiment ñemewuñu dafa fekk ne xeex du rek génn ci mbedd kooku dafay forme ultime normalement prise de position yi ñuy def bés bu ne ci politique yi ñuy taxawal di dénoncer di proposer dafa bokk ci combat politique waaye na fekk nag kan ko seqal dana am na nopp yu muy déggee bon ñaareel bi comme ni mu ko waxee ñun mënuñu rek chaque jour aussi xoolal tey li yàqu ci alal ci réew mi li yàqu ci ay kër yu ñu taal ci ay oto yu ñu taal nit yu gaañu deret yu turu est-ce que soxla nañ loolu ci réew mi réew moo xam ne tout est à faire nit ñi amuñ ndox mu ñu naan boo demee ci kaw yi même ci ville yi Thiès laa jógee barki démb deuxième ville du Sénégal ndox amu fa mu nekk déficit d'investissement boo xam ne c'est criard courant amul xuy kamaj guddi ak bëccëg plan bi nga xam ne wax na ko lu yàggul dara ay ndaw baare corniche ba di fa jaamaarloo ñoom it ak takk der yi yi la jaamaarloo nag tax na ba ñu bari jële ci ay gaañu gaañu dama doon romb rek dama doon dem jënd salade fii marché dama doon jënd salade ñëw bi di romb rek affaire bi ñu dal ma déedéet lacrymogène lu ni mel nag taxul ndaw yi bàyyi wala ñu teggi seen tànk ñoom sax dañoo gën a dëgëral mbir mi mel ne ñu tàggoog seen xel gën a jaamaarloo ak takk der yi baba di bàyyi rek fu mu yem jeex yemuñu fa tey du yem tey dañoo sonn fan yi liggéey mënuñoo xëy mënuñoo gont dañoo sonn fan yi ñëpp Ablaye moom xamee ne day des ginnaaw démb la ko waroon a def wartoon a xaar ba askan wi génn mu koy doo ko def démb la waroon a reculer waaye wartoon a xaar ba tey mu naan annulé na loi bi ci am réew lépp lu nu war a taxawal ngir gën a yéwénal nekk nu askan wi dafa war a laaj waxtaan wu yaatu ak ñëpp ñu yëngatu ci woowu fànn ñu fàttaliku ne Thomas Sankara daan na wax ne képp ku yàgg fitnaal sa askan sa bés yàgg-yàgg dina ñëw Amadou Limbay way manifesté yi kàddu yi nga xamante ne ñoom lañ doon gën a dégg ci ñoom mooy na Wade dem abal leen gannaaw ba ñu maree ba futt rax si dolli sart gi nga xamante ne bëggoon nañ ko xaatim si day dara ci alxames bi dëkk bi yëngu loolu ndax ay jàmbaarloo foo dugg ci Sénégal mu ci centre ville ba ci gox-goxaat yi ba ci région yi ay jàmbaarloo moo fa am ay pneu yuy taal asamaan si méttee gis ndax saxaar mu mel ni dëkk bu nga xam ne jàmb amu fa kenn mënul nooyi ngay for ay bal ak ay lacrymogène ci dër bi auto police yi di romb ci koñ yi di sotti nit ñi ndox bu tàng li yëpp di fàttali nit ñi jàmbaarloo yu amoon ci Tunisie ak ci Égypte weer yi ñu génn askan bi mer ba mu jaral leen ñu jàmbaarloo ak takk der yi di nangu ñu leen di dóor ay liif di leen di sotti ndox bu tànk di leen di sànni ay gaz lacrymogène loolu yëpp ngir wane rek seen ñàkk ànd ak projet de loi bi ñu bëgg a teg leader politique yi ak waa société civile tamit taxaw fa di jàmbaarloo donte ay mag lañu loolu yëpp li ko waral benn projet de loi bi nga xam ne jur na fi coow bu bëri projet de loi bi nga xam ne tax na benn député
takk boppam ci buntu assemblée nationale ngir wane ni projet de loi boobu di yeewee dëkk bi loolu tax ba askan bi ne doy na ndax ginnaaw loolu jéggi nañ fi musiba bi amoon ak Malick Ba ci découpage administratif yi ak i tamit ay coupure courant yoo xam ne du jeex sénégalais yi fu mu toll nii bëgguñu dara lu ñu bëgg mooy bu kenn laal seen constitution te buñ ci xalaat lan moo waral yàkkamti bi ci champ constitution bi ndax am nañu seen xam-xam màcc ci wàllum constitution wax nañ ne ay élection bu demee ba mu des 6 mois kenn mënatul laal constitution ndax loolu moo tax ñu yàkkamti ko nii bu ñu xalaatee fu mu toll nii juróom-ñetti weer moo des balaa ñu egg ci yooyu élection lu mu ci mën a doon daal sénégalais wane nañu seen opposition ci boobu projet de loi ñu profité ci sax di wax ne dañu doyal ci Abdoulaye Wade na dem balaa élection di yegg si ni ko Moubarak dafee woon ca Égypte ñoom jàpp nañ ne ticket présidentiel bi ab sëlëm la rek ngir teg fi Karim Wade waaye ci waxtaan ji yëpp am na ku ñu ciy fàtte moo di Idrissa Seck nga xam ne fu dëkk bi yënguwee daanoon nañ ko gis mu taxaw ci kanam wax bi pa kenn dégg ko ñeen ñi di wax ni sax ma nga ca France lu waral boobu noppi ñu bëri di xalaat ne moom moo nar a profité ci poste vice président boobu lu mu ci mën a doon xel daal mu ngi ciy ñaaw fu mu toll nii nag ñu ngi xaarandi luy génn ci événement yi waaye Sénégal mi nga xam ne ñëpp xamee woon nañ ko pays teranga ak pays jàmb fu mu toll nii àdduna bi yëpp ŋàññi nañ ko ndax jàmbaarloo ak ñàkk jàmm bi fi am. Sidi Aïdara dañuy desandi ci manifester yi ndax waa Tëngéej itam desuñu ci woon ginnaaw ndaw yi génnoon nañu ci mbedd mi dem nañu ba taal fi nga xamante ne sax moom moo di kër maître Mbaye Jacques Diop dañ ci ànd ak Najib Sagna ci leer. dafa doy on en a assez il va marcher sur notre crâne pour nous tuer cette loi là ne passera pas cette loi 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 ne passera pas damay jiite mouvement yi ñoo bañ dañuy bañ ba dee dañuy bañ ba tëdd si raay bi xeexu ñoo kenn xuloo ñoo kenn mais xoolal tey lu si waay bëgg lu ne ñu dem seex moom ba mu jeex tàkk on a paré pour tout. ci député yi la bokk nañu dem këram taxaw buntu këram wan ni ko population bi ana ci li ñuy def waa Tëngéej ana ci li ñuy def waaw te maa ngi appel message yu Sénégal ñëpp bépp député nag waa dëkk ba dem taxaw ci buntu këram wan ne ko li ñuy def anu ci tey anu ñu ci ëllëg wala ci mënta xew ñoo xam ne il est responsable. way politique yi ak société civile bi ñoom tamit fees nañu ci mbeddu Kaolack yi ñoom nag jàmmaarloo nañu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di takk der yi ba ñenn ci way manifesté yi teg nañ leen loxo dañ ci ànd ak Mamadou Matar Sarr. ci diggante àllarba ak alxemes Kaolack tàng lool ñu seetlu fi safara ak deret ju fi tuuru askan wi moo xam way politique yi ak ñi bokk ci société civile bi wàcc ci mbedd yi amal doxum ñaxtu taal ay puno dem sax bay lakk yére yi nga xam ne dañ cee def photo Abdoulaye Wade ñoom kat dañuy wéy di ñaawlu loi bi nga xam ne taxawal nañ ko. maam Y'en a marre li ko tax a jóg muy Y'en a marre esprit Y'en a marre bu Kaolack li ko tax a jóg tey premièrement ñun ànduñ ci li nga xamante ni Abdoulaye Wade mi ngi koy projet de loi bi muy voté ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ànduñ ci ginnaaw suba. on lui dit solennellement que maître Abdoulaye Wade ne ko waxtu jot na pour mu dem. la mu wax Kadhafi na mu trahiré Kadhafi noonu la trahiré le peuple sénégalais. du ñu arrêté xeex bi fekk Abdoulaye Wade quitté wu le pouvoir na fi jógee doyal nañ na fi jógee il quitte Abdoulaye Wade doyal nañ. loo xam ne mi ngi koy oy finna ci réew mi te baaxut nit ñi nguur gu jeex lii moom lay wane finna gi mu bakkan yi muy rey loolu nag na dem. ñoom askan wi nag seen doxu ñaxtu bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci mbedd Kaolack yi ñu ngi ko jeexalee buntu commissariat central dañoo bëggoon nag ñu bàyyi seen ñoñ ñi nga xam ne teg nañ leen loxo. duñ ci bu ñu naree joxe suñu bakkan danañ ko def am na naree joxe suñu bakkan danañ ko jox pour uniquement Abdoulaye Wade. Je conseille à tous les responsables de ne pas quitter ici et rester ici. Abdoulaye Wade ne parte pas, Abdoulaye. On va pas quitter les lieux pour le moment tant qu'il ne va pas libérer notre membre. Ok, ça va. gannaaw ba ñu fa defee ab diir nag police da leen a mujjee tasaare ak ay grenades lacrymogènes waaye ñoom ñu ne dem ba jeex ndax Y'en a marre. Sonn nañ dee nañu ñu ngi bëgg a dee waaye Y'en a marre Y'en a
sar ya namar ñi ngi dee ñi ngi dee. Kaolack Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr dañuy dem ba diwaanu Ndar Géej ñoom tamit desuñu woon ginnaaw ci manifester ya dañ ciy ànd ak Gabriel Barbier. waa Ndar génn ci mbedd mi ngir wax déedéet Ablaye Wade ak ñi mu àndal. Aujourd'hui, c'est la vie de notre nation qui est en jeu. Aucun digne fils de ce Sénégal ne doit rester en reste. Ndar nee na déet tey dana wax déet suba dana waxaat déet gannaaw suba tant que bàyyiwul du nu bàyyi. Abdou Diouf dafa dem ak 42%. Y a pas de raison Ablaye Wade ñu koy nommé ak 25%. loolu mooy 75% yi des nekk majorité très large majorité ñoo continuer di diriger ce pays là il n'est pas question et on n'est pas d'accord. fippu taxaw bañ li mu nu bëgg def loo Ablaye Wade moomu réew mi doomam moomu réew mi ñun nag ñoo ko faloon pour mu yor réew mi gis nañ ni ma ngay bëgg yàq réew mi waa Ndar taxaw ne ñoo lànk ñoo bañ bëgg moom mu jóge fi. carte rouge Ablaye Wade doy na sax na fi jóg. Wade y en a assez. Touche pas à la Constitution. Saint-Louis Gabriel Barbier radio-télé. Gabriel Barbier suñ jógee ndax géej dañuy dem diwaanu Louga foofu tamit lakk nañuy pneu bare li nga xamante ne moo di route nationale numéro 1 bi way manifester yi nag dañ doon fësal rek seen ñàkk ànd ak sartu googu Achille Niaw. ci suba teel la mbir yi commencé élèves maîtres yi et fii ñoo génn jóge seenub l'école di doxu ñaxtu wutali préfecture ci jamono yooyu ci la Benno Siggil Sénégal responsable politique yi ak société civile bi militant APR Yaakaar yu Macky Sall waa PIT yoonu askan wi AFP ak ndaw IJTEL yi nga xam ne ñoom nee nañ d'accord luñ ci projet bi daal di taxawu ñaxtu ci place Yacine Boubou ba nu jógee foofu lañu réer wutali préfecture kàddu gi nag benn la waa Louga bëgguñu projet de loi bi nga xamee ne day taxawal ticket pour élection présidentielle yi suppression car bloquant bi sax ak taxawal gi ñu taxawal 50% pour gagner élection yi mel na dafa yokk xaral manifestant yi ñu lawal ñaxtu bi dem sax ba route nationale numéro 2 foofu taal nañ fa ay pneu def fa ay barricade teewaayu takk der yi nag teewul manifestation yi di gën a biral ñàkk ànd bi nu ñàkk ànd ci projet boobu ñu ne ñoom daal li ñu bëgg mooy ñu retirer projet de loi boobu Louga Achille Niang radio télévision Walfadjri. Goulet Aminata Tall bokk ci marche boo xamante ne ku jég politique bi ñoom ñoo ko organisé rawatina ci diwaanu Diourbel kii di Aminata Tall nag di ñaan askan wi ñu ubbi seeni gët ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite anam gu nekk mëne nañ ko rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci pencum ndaw réew mi Aminata Tall dañ koy teewlu ci jokkoom ak El Hadj Modou Gueye. man xamoon naa ne bu mbedd mi génnee ñu dellu gannaaw waaye dellu gannaaw naxee mbaay dong la parce que kaay leen kon léegi di ngeen am 50% te terewul moom la mu bëgg a def ñu bàyyi ko mu def ko ca kooku ku ci ànd ak moom tamit xam na ne xëj na gisoo li ci biir kon nag ne nit ñi xippi seeni bët bu baax a baax xoolaat li leen wax ndax mooy du naa fi jóge tànn ko ma neex rek kooku ku ma fi teg sax muy vice président mën naa tànnaat ku ko neex loolu nag neewuñ ci démocratie lànk projet de loi bi nañ ko bañ tey nañ ko bañ ëllëg nañ ko retirer complètement li ci des mooy député yi ak sénateur yi nga xam ne ñii dañ leen a fal ñii nañ ñu nome leen waaye ñu nekkal fa askan wi war faa nekkal askan wi parce que ay parlementaires du peuple lañ leen tudde waruñoo jël seen bëgg-bëgg rek tënk ko ci lu leen président wax ñu def ko wala lu jóge ci gouvernement ba ñu def ko dañoo war a seet li baax ci réew mi baax ci askan wi ñu def ko waaye waruñoo seet rek la neex kenn nit nga xam ne day tëdd nelaw wala bu mu xëy bëccëg suba ne lii laay def leen lii ñu daal di def loolu aw ca te kenn du saqat kenn du ne ko ca mbuux loolu moom jàpp naa ne histoire réew mi war na ko retenir ba kenn ku ne taxawaayu gor ba nga war a taxaw ak la nga war a gëm ci xam ne askan nga fa taxawaloo fa sa bopp armée bi itam ma di leen woo ci ñu delloo ci seen xel ne ñoom dañoo am sas woo xam ne ànduñu ak kii réew mi lañ fi nekkal la république
askan wi lañu fi nekkal kon ñoom waruñu kenn koo xam ne te président moo jiitu ci seen chef moom itam bokk na kon ci ñaax bi. fii la ñuy yemandeek yéen ci xibaaru guddi si ñu fàttali leen li ci gënoon a fës mu doon benn ponk jëm ci dëkk bi nga xamante ne ci alxames gi la ñu namoon présidence de la république te mujjuta antu ñi nekk ci pencum ndaw réew ma ñoom ñoo ca deltu ginnaaw àndan nañ ci jàngatu Pape Cheikh Sylla ma ñu teewaloon ca pencum ndaw réew ma ndakaaru nag foo saani woon mbaat mu tàkk ndaxte dëkk bi yëpp tàkkoon na rawatina ci yenn ci diwaan yi soo jógee Kaolack jaar Ndar Géej ak Louga ak Tëngéej ci fenn desul woon ginnaaw askan wi fësaloon rek seenub mer ñu jaajëfal Barkassi Diop Mame Sidi Diop Pierre Edouard Faye ak équipe yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci terrain bi ñu leen di masawu coono di leen jaajëfal di jaajëfal Ndella Amar ñu leen di jaajëfal yéen ñi safoo Leeru Jamono ba fii teewlu xibaar seen kóolute di suñu mbégte jërë ngeen jëf. bay pataas sakk suñu salaire ba noppi di ñu guerre doyal naa ci gis justice bu nuy ger lottu naa ci yeewu naan zëm doog ker gaalu dof du teer ñu nag yéen ba géej gi fer dund gi dafa seer kaw gaa ñi mi seer taw bi taw a wàcc góor jigéen ñi takki fer que ça soit clair ñoo ngi dee ci colère autoroute à péage wooy hôtel auto gaspillage wuyaay tabax seeni tunnel wooy ñun la tous karañel wuyaay alam bi leer wooy fii bi di gën a cher wuyaay fësal partout millénaire wooy ñu gën a dee ci galère wuyaay defar nañ talibé wooy ñu gën a bëri talibé wuyaay assise nationale wooy SOS mondial fokk ñu dëkkal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle fokk ñu dëkkal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle sa juróom ñaari at góor gi weex nañu xat ñu ne déet na waay nga dellu sàcc suñuy kat daaneel nga ICS këpp keesu ASECNA Lasar léegi mu tëj essence gaz yokku na conjoncture bi dur góor gi amoo solution boo naa di illusion sa beneen plan à la con xeex yi bu fond yi yàgg bu fe sur il fond nguur kenn du ko ñett sinon peuple belee ñadd xiif bëgg a lekk amuñu ceeb amuñu pepp bul wàññi suñuy gaal yaa ngi digal Sénégal lekkati kese naxuli bay joxoo ñu lekk joxoo ñu xëy dëkk bi tilim fajoo ñu kay ngir yàlla bul ñu rey autoroute à péage wooy hôtel auto gaspillage wuyaay tabax seeni tunnel wooy ñun la tous karañel wuyaay alam bi leer wooy fii bi di gën a cher wuyaay fësal partout millénaire wooy ñu gën a dee ci galère wuyaay defar nañ talibé wooy ñu gën a bëri talibé wuyaay assise nationale wooy SOS mondial fokk ñu dëkkal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle fokk ñu dëkkal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle de la fin du régime en place fi mu nekk seen yaram daal tàng na te ay gis nañ fi léegi ay bëri fetel yu dëggu kii balu fetel la te ay xale la ay jeunes ay étudiants doomi réew mi mais rey nag dafay loo xam ne régime bu ko tàmbali rek xamal ne yaa ngi jëm ci sa sañ jeexitan léegi nag nit ñi nee nañu wadd bu nekkee tey ci ngoon julli na gée booy boo mu def safa 8 heures bu mu jëm bi ndax gars yi nee nañu kat dana fi jóge lii mu fas yéene def bu ko continuer dana fi jóge gars yi nee nañu li wër te wër Y'en a marre la ñu wax ak dégage. La société
Nous sommes présentement devant ce bâtiment, l'hôtel député. Aujourd'hui, ce bâtiment a été incendié vers les coups de 10 heures. Et jusqu'au moment où je vous parle, il est 16 heures et les sapeurs-pompiers ne sont pas encore là. Le bâtiment continue toujours de brûler, ce qui veut dire que d'ici quelques heures, tout l'immeuble va s'effondrer. Ibrahima Kane, Ibou Cissé, TFM. Kii la vieux. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Nous manquons de remèdes contre l'injustice, le tribalisme, la xénophobie. Après l'ivoirité, ils ont créé les oulés et les olés. Mais mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal à mal, mon pays va mal. Kochamana nyamula. Yéen ñëpp ñu ngi leen di xamal ne Abdoulaye Wade rey na démocratie Sénégal rendi ko waaye nag pour moom na xam ne tey ngoon danañu reyaale ñun sénégalais yi nga xam ne daanaka def nañu guumu njaam wala moom danañ ko fekk pale génnee ko te duñ ko rey danañ ko suturaal nag ndax mag la mais ñi nga xam ne nee nañ bu Abdoulaye Wade danañ leen def ci kaso yi ay sàcc lañ premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ak Ousmane kii Serigne Mbacké Ndiaye nañu xam ne tey nguurug Abdoulaye Wade dana daanu daañu leen fekk fi ñu nekk génne leen tëj leen ci kaso bi démocratie Sénégal adduna bi yëpp nañu xam ne démocratie ci réew mi dagga defe leen sàppe yi na dagga doog ci réew mi yàlla ko yàlla yërëm Abdoulaye Wade la yàlla ko yàlla yërëm. Vraiment, il y a le sang qui coule partout.
en sécurité. Nana tuma yeewoo Sénégal njaay mu ngi foqale sëgg lekk laax jaay ñu ngi may dugal wooy ku may dugal dugal ma yukki poos joxe baas ñoo ngi xoos dëkke kaas sànni oos jàpp waas ëcc moos bay pataas sakk suñu salaire ba noppi di ñu geer doyal naa ci gis justice bu nuy ger lott naa ci yeewu naan sëm doog ger gaalu dof du teer ñu nag yéen ba géej gi fer dund gi dafa seer kaw gaa ñi mi seer taw bi taw a wàcce góor gi génn ñi takki fer que ça soit clair ñoo ngi dee ci galère autoroute aménage wooy autoroute au gaspillage tabax seeni tunnel wooy ñun la tous carrière al lamp yi leer wooy vie bi di gën a cher masa partu millénaire wooy ñu gën a dee ci galère defar nañ talibé wooy ñu gën a bari talibé assise nationale wooy SOS mondial fokk ñu tëggal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle fokk ñu tëggal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle sa juróom ñaari at góor gi weex nañu xat ñu ne déet na waaye nga dellu sàcc suñuy kat daaneel nga ICS këpp keesu ASECNA la SAR lañ ko tëj essence gaz yokku na conjoncture bi dur góor gi amoo solution boo naa di dirige sa beneen plan à la con xeex yi bu fo yi yàgg bu fe suñuy fond nguur kenn du ko ñetti sinon peuple bele ñatt xiif bëgg a lekk amuñu ceeb amuñu pepp bul wàññi suñuy gaal yaa ngi digal seen nga jëkk seen naxo ni bay joxoon ñu mën joxoon ñu bay dëkk bi ci ba ñoo lii laa gëj ma ne ko ci lii laa bëggoon a gis ma ne ko ci lii laa bëggoon a gis fokk ñu tëggal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle fokk ñu tëggal suñu cour de gueule ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle Vas-y dégage, Revolution Time. Vas-y dégage, Sami Dobez, Man Kolawadi Sukondaran International. Vas-y dégage, vas-y dégage. مخلي تحيا الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية ارحل ديجاج ظالم خلي تحيا الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية Jamais on va simuler, toujours prêt à simuler. Si pour les sacrifices, dis-le, on va simuler. On voit Zizi en vérité, nous on a vérité. C'est pour la vérité, c'est on a marché, répété, on n'a rien à faire. Toujours tes deals de ma fille, toujours tes affaires. Avant ne parlait pas de nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord,
des chrétiens, ni des musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va En envoyant Tigo